la professeur Danfara dañuy ndar keppe actualité bi bàyyi fi bàyyi Assane bu ko defee ñu dugg ci actualité économique ànd ceeg Binta Ba ce sera tout de suite. Aïcha, on va faire un focus sur le secteur de la réparation d'appareils électroménagers maanaam frigo yi micro-ondes yi ventilateurs yi réparation foofu la ñuy dem tey. mi ngi noonu Asma comme le disait l'adage duñ nekk ci jamono boo xamante ne nii maam ya bu dara doon yàqu dañ koy defaraat waaye ñun lu yàqu sànni rek lañ ciy xalaat ba tax na nag tey jii am na ay métiers yoo xamante ne ça a tendance à disparaître avec nag technologie bi li mu gën a avancé dañ doon gis ni télévision bëri na waan luñ koy réparer daan nañ ko réparer 1-2 fois balaa ñu koy sànni mais léegi il suffit que matériel bi xaw a détérioré wala lu ndaw moo ñu ciy naqari ñu dem sànni ko à la poubelle dem utiwaat bu bees lan moo ko sabab ndax matériel yu bees yi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy jot ci wàllum électroménager nañ koy liggéeyee dafa oyof lool ba tax na dafay teel a yàqu wala itam dafa am ñoo xamante ne tey jii si métier réparation bi seen xam-xam màccatu ci xale yi jàngatuñu métier yooyu les questions yëpp dinañ am réponse yi léegi incha allah dañ ciy ànd ak Mame Sidi Diop ak tonton Bakary dem Tëngéej dellusiwaat léegi. télévision waaw muy marché moom. yi si gën a marché instant bi mooy écran plat yi. yu yàgg yi par benn rek parfois du ñàkk di ngay liggéey quoi mais écran plat yi daal moo gën a bëri. qualité moom en général AC yi moo ëpp qualité moom waaw mooy li may faral di wax parfois dinaa gi waxtaan parfois ni matériels yi dugg Sénégal léegi yi si ëpp ay chinois la baaxul mën nga ko jënd tey saa nga yóbbu ko sa kër nga am si problème waaw bari na si moom. waaw si matériel yu bees yi moom. réparation moom parfois mënoo fixer prix parfois ay waxaale la ba juboo rek tey jii mën nga jàpp benn affaire tey nga defaree ko 5000 suba nga defaree ko 10 000 suba mën nga ko defaree 15 000 ça dépend si li ngay waxante client bi rek waaw. journée am na yoo xam ne parfois dinañ ko mën a wax am na duñu ko mën a wax. non en tout cas ñuy am xaalis moom waaw. loolu parce que man li ma fi boole di liggéey dafa bari. voilà van loolu mu ngi dox période tàngaay bi day dox waaw mais seddaay bi day xaw a wàññeeku tuuti waaw parce que seddaay bi di nga liggéey quoi parce que am na ñoo xam ne bi seddaay tàngaay lañ ci yemaale ñoom tout le temps dañuy féel ventilo ne xam nga réparation ventilateur dafa am lu nekk si biir loolu mooy bobine bi loolu laay liggéey parce que man je suis bobineur man moteur bi laay liggéey moteur bi maa ngay jaayee benn moteur bu nekk 5000 waaw par exemple journée bi bu ma amee 5 moteur mën naa am sama 25000 bu ma amee 10 moteur 50 000 ça dépend. nii seddaay buy dugg si nii moom ba biir seddaay bi day ralentir moom. ñuy liggéeyee fii lu ne ak période am la rek waaw parce que van looyu période la. Aïcha femme Binta mu mel ni njaay mi nekkoon na ci li ñuy doon utee métier bi ñuy gënoon nekk xale. mi ngi noonu Asma bu njëkkaan boo toogee ci kër gi dafoo dara xëy na bu sa xam-xam màccul benn njàng mi dañ lay gaaw utal métier mais tey jii chômeurs yi bëri na si ñi nga xamante ne boo leen waxee lan nga mën liggéey xamuñu sax lan la ñuy def moom wax na ko bëreetul jeunes yi nga xamante ne dañuy ñëw di jàng métier li koy expliquer tamit tantôt wax nañ ko tey jii ñun suñu génération lu yàqu duñ ci xalaat defaraat sànni rek te souvent aussi c'est pas la bonne solution am na ay matériels yoo xamante ne xëy na mën nañ ko defaraat 1-2 fois balaa ñu koy jeter à la poubelle tey jii gis nañ ko ni jamono méttee Binta day dem di jàng métier mokkagul na mu war a mokkee mu gaaw ber daaraam ndax xaalis ba nga xamante ne mu ngi ko si séntu loolu itam je pense que ñàkkum liggéey wala xëy na pauvreté moo koy gën di indi Asma mais ba tey am na ñoo xamante ne sama genre gi xam naa yow ak Kia bu ngeen jëndee télé bu yàqoo da ngeen bu si xawee am lu ci paan rek da ngeen koy sànni mais man dama koy yóbbu ca réparateur ba Asma bu ko defee gën a jàppale suñu koom-koom gën a jàppale jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal di yëngu ci wàllu bi moom nag nee na télé yu njëkk ya nga xamante ne dañ doon faral di ko seetaan am na ñu koy defarlu ba léegi mais c'est rare il faut juste noter que pièces yooyu ñoo gën a dëgër et que télé yooyu ñoo gën a mën a yàgg télé yi nga xamante ne xëy na duñu tudd suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk au Sénégal pour bañ leen stigmatiser nee nañ bépp matériel boo xamante ne defar nañ ko dafay gaaw a yàqu à noter aussi que chinois yi dañuy defar selon prix selon pouvoir d'achat pays bu ñu xamee dëkk bi bëriwul koom souvent li ñu leen defar Asma buñ ko indee di ko utiliser dafay gaaw di yàqu
Asma balaa Binta di gën a sori dafa wax lu am solo tey dafa indi li nga xamante ne tout le temps daf ñuy faral di dal ndax à chaque fois sa kër dina am matériel bu fa yàq mu nekk clim bi mu nekk lii di réfrigérateur bi wala mu nekk micro-ondes wala leneen ak leneen gazinière yeeg yooyu léegi dafay faral di yàqu mais nag ñun il faut noter que ne ñun dañoo bëgg lu yomb Asma au lieu ñu jënd lu baax lu cher duñ ko def dañuy préférer duñu xalaat à long terme mais dañ naan comme yomb na bii yomb na rek te mën naa cee faj sama soxla bàyyi ma jënd ko alors que boo ko jëndee di nga ko réparer 10 millions de fois mu dépasser prix bi nga xamante ne boo ko jëndee woon tey matériel bi nga xamante ne qualité la donc moom moo gën loolu moo nekk suñu problème xamuñu ne loolu moom mooy gën a yokk suñu économie dafay tax nga gën a économiser mais di jënd benn gazinière boo xamante ne chaque 2 mois nga yóbbu ko ci réparateur bi alors que gazinière bu bees mu ngi lay coûter peut-être boo buñ la ko waxee di nga ne lii kat cher na du ma ci def 300000 alors que 300000 bal yooyu moo tane fuuf ngay dem à chaque fois di yóbbu ñu lay defaral à chaque fois daf ñuy dal ci ay matériel 300000 bal nga ne lan bàyyi sax 300000 francs CFA yooyu moo matewul. mais bàyyi sax dafa ñuy diis yenn saa yi dafay mat moo tax ñuy tel lu tax fëgg jaay am Sénégal parce que yoruñu. mais est-ce que ça doit être une raison justement Baye waaw xanaa comme elle a dit wax na lu am solo. ñi ciy góorgóorlu ba jënd lu bees lu am valeur exception lay doon. mais nag tey kay moom niveau bi le pouvoir d'achat est bas. non mais pour parler de fait de société jigéen ñi dañuy natt léegi ay cuisinière ak micro-ondes. ak congélateur léegi nag loolu bu fekkee dañ ko def na nga ut matériel bu baax parce que man maa ngi fàttali ko am na benn ventilo boo xamante ni jënd naa ko 2018 ba léegi mi ngi dox te mustapaan te 22000 lañ ko jëloon xaw ma 25000. te pourtant maa ngi waxaale ba sonn naan lii dafa cher waay. mais tey à chaque fois bu ma gisee ventilo bi naan pourtant de man de làkk na sama ngërëm quoi je veux dire. la bancabilité lu tax nasaraan yi. aw ma ko woon de bi ma koy jënd. waaw mais je veux dire lu tax nasaraan yi par exemple ñoom seen société loo bëgg a jënd lu maanaam parce que li ñuy wax nii est-ce que xam nga li ñuy wax lan la. ay ustensiles loo xam ne c'est d'usage. loolu lu naturel la lu compliqué wul la lu tax fii mu jafe ba ñu ciy débattre ni parce que le niveau de vie est bas. kon nañ dellu ci suñu uppukaay ak yi ni mel te nangu ko. dëgg la tubaab bi moo créé ventilateur am bu ñu ko bëggee ne mettre les moyens qu'il faut pour avoir de la bonne qualité si on ne peut pas nañ dellu ci suñu uppukaay dëgg ak suñu ndaaw biir néeg bu ko defee ndox mi di seet. voilà Asma il faut noter que science ak recherche aussi dafa am solo ci réew yi boo gisee réew yi nga xamante ne dañu suqaliku yëpp xëy na seen ay frigo ñoo koy defaral seen bopp leneen ak leneen mais ñun bu ñu bëggee lépp nag ñu jéggaani ko dafay xaw di metti bépp matériel boo xamante ne dañ koy utiliser te di ko utiliser nag en masse bitim réew lay jógee donc je pense que bu ñu mënul defar lépp war na am sax ay pièces yoo xamante ne il faut penser à mettre sur place des entreprises yoo xamante ne dinañ ko mën def à l'image de usine batterie bi nga xamante ne am na problème ñu ngi doon wax bu ñu leen jàppalee ñu defar batterie yi nga xamante ne day dem ci portable donc loolu yëpp ay alternatives la yoo xamante ne ñu ngi ciy invité le président de la République mu jël des mesures allant dans ce sens. Aïcha merci beaucoup Bintaba de sit-in des travailleurs de l'AIBD Bayassane du ma la ko may bii bal du ma la ko paas. mi ngi noonu Bayassane bàyyi di déconcentré bu ñu fa jógee Asma dañuy dem fële nga xamante ne moo di AIBD nag ñi nga xamante ne ñoo di liggéeykat yi cette fois-ci seen approche dama ko bëgg bu baax a baax Asma ndaxte nag dañu xaar ci seen jour anniversaire inauguration li nga xamante ne moo di l'aéroport ba ngir rek becc seen ay jàmbat jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk boobule aéroport wax leen ni 300 ci ay liggéeykat yoo xamante ne yóbbu woon nañ leen chômage technique ba léegi dellusiwuñu profité itam wax lépp li nga xamante ne moo leen naqari Alioune Badara Sonko suñu ndaw bi teew ca boobule localité moo taataan seen ay kàddu bu yembee Mame Sidi Diop ak tonton Bakary ñu dem jas dellusiwaat léegi. dafa amoon suñu ay mbokk liggéeykat yoo xam ne période Covid bi dañu leen arrêté woon parce que seen contrat da doon jeex ñenn ñi nekkoon ay intérimaire pour protéger l'entreprise ñoo taxoon ñu def ko vu que trafic bi dafa wàññi ko woon. ñooñu toll si 365 agents à peu près. Voilà actuellement ils sont en train de reprendre mais vu que activité bi yokku na dañu souhaité ñooñu ñu ñëwaat dellu si suñu. parce que loolu promesse boobu la ñu directeur bi joxoon à l'époque ne bu ñu demee ba activités yi atteindre 80% ñooñu dañuy commencer di ñëwaat. wax nañ ci indemnité de logement yi ñi am na catégorie yoo xam ne fii nii seen indemnité de logement 30 000 35 000 la loo xam ne mënoo ci am sax fii nekk alors que agent yu bëri dañu quitter Dakar pour jege aéroport bi.
mi ngi noonu kon nag Binta Ba dañ lay bàyyi rek nga gën ñu ko faram-fàcce li leen naqareek li ñu bëgg càmbaraat lépp ci wàllum AIBD. mi ngi noonu Asma 300 ci ay agents yi nga xamante ne yóbbu woon nañ leen chômage technique ginnaaw bi nga xamante ne mbas mi nee na saraax ci réew mi ñu ngi nag ñaan ña nga xamante ne ñoom la ñu dénk boobu leen l'aéroport ñu fexe nag ci nu ñu dellusiwaatee lu mu gën a gaaw seen liggéey. Asma à noter juste que seen approche bi bu baax la parce que xaar nañ ci jour boo xamante ne tous les yeux sont